ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak santam di wax ne comme niñ ko defee woon ca cérémonie d'ouverture ba président mi ko waroon a clôturer waat tey dafa am ngànt dañoo am dëj moo tax ñëwul mais vice président mi ngi fi secrétaire général mi ngi fi man mi ak agent technique Moussa Fall ak waa cadre de concertation bi Adama Sarr ak Mohamed Thiam ñi nga xam ni ñoom ñoo bindoon ba formation bi ñëw léegi dañoo bëggoon bala ñoo démarrer ñu jox Pape Cissé mu def ñaan rek ñu démarrer. fi ñaan rek yàlla na ko yàlla nangu waaw comme ni ngeen ko xamee rek formation la boo nga xam ne ñaari groupe ngeen woon wax dëgg yàlla comme niñ ko waxee rek gis nañ fi climat boo nga xam ne vraiment climat bu neex a fekke la diggante formateur ak ñi ñuy former depuis ngeen commencé ba nëga ni ñu ngi doon suivre pas à pas activités yi nga xam ne moom ngeen di dérouler bés bu nekk fii ci chambre de métier di remercier waat ñi nga xam ni ñoo fexe ba formation bi ñëw fi di remercier chambre de métier mi nga xam ni moo accueillir formation bi di remercier 3FPT yi nga xam ni kuréel la goo nga xam ni moom la état bi di jàppale pour mu mën a jàppale artisans yi ci wàllu formation comme nii ñu ko amee ñuy ñaan yàlla yeneen formation ñëwaat bañ woowaat leen wala ñu woowaat ñu deful woon wala ñu jël leen yéen yóbbu leen feneen ngeen di def formation loolu ñuy ñaan yàlla def ko comme niñ ko xamee dañu koy dérouler nii mooy que ni dañuy jëkk a jox Basirou Kane pour benn groupe bi mu sànni ci ay kàddu su paree ñu jox Taal pour beneen groupe bi mu sànni ci ay kàddu buñ paree ñu jox Bachir formateur bi mu am kàddu yu mu ci sànni su paree Moussa Fall mii nga xam ni xëy na moo doon suivre formation bi mooy agent technique gu chambre de métier dana am xëy na kàddu yoo nga xam ni mu sànni ko ci ñu doo ko jox Adama Sarr mi nga xam ni comme ni ma ko waxee woon léegi ñoom ñooy waa cadre de concertation bi ñoom ñoo bindoon waa 3FPT ba ñu may ñu formation bi tey ñaan ñu mayaat ñu yeneen yoo nga xam ni dana num tuddati dana gën a bari daal buñ paree ñu doo ko jox vice président chambre de métier mu daal di tëj ndaje mi di wax ni rek cérémonie la boo nga xam ni ñi fi temps yi yëpp ñi ngi fi def ay formation mais dafa attestation yi ak remise diplôme yi dañu ko bëgg a dajale parce que def nañ fi lu mat juróom-ñetti formation mais dañu bëgg a dajale attestation yi bu ñu dee def remise suñ paree dañuy def remise symbolique maanaam ñaar wala ñett rek la ñuy joxe yeneen yi ci des dañ koy dajale ba chambre de métier dajale attestation yëpp ba formation yi pare ñu woote def cérémonie bu mag boo nga xam ne ci la ñuy woowee ñëpp ñi defoon formation pour mën leen a jox seeni diplôme kon sans plus tarder ñu jox Basirou Kane président du comité d'orientation bi nga xam si d'initiative bi nga xam si moo war a jëmal association bi ci assemblée générale bi ñu war a def plus tard waaye bala ñuy tàmbali dañuy nuyu autorités yi nga xam si ñoom lañ fi fekk si fii chambre des métiers bi tàmbalee ko ci le président Khaliwar aujourd'hui empêché di nuyu le secrétaire général de la chambre des métiers ici présent monsieur Siré Diop di nuyu Moussa Fall agent technique nekk fii ci chambre des métiers bi di nuyu le cadre de concertation bi nga xam ne si ñoom ñoo ñu yombal formation bi tey par le biais de 3FPT ñu leen ciy remercier au passage di nuyu le formateur ñu koy wax Bachir Mbeng di ko nuyu di ko sargal di ko sant di am remerciement à l'endroit de Sud Info yi nga xam ne si ñoom ñoo ko fi yabal ñoom la fi représenté aussi ñuy profité rek bala ñuy jàll di ko sargal bu baax a baax a baax ci xam-xam bi nga xam si jox nañu ko laay nañu ko biir sans problème. waaye danañu remercier aussi suñ doyen yi nga xam si ñoom lañ àndaloon ci liggéey bi à commencer
par notre doyen Badara Sall du début à la fin daf ko ànd ak ñun ñëw nekk sunu mag nekk sunu baay nekk sunu mbokk ci métier mi nga xam moom lañ bokk ak moom di nuyu képp koo xam si rek doyen nga ci métier bi je veux parler de Ousmane Thiam Demba Thiam Mbaye Sarr Eos Matar Sakho ñëpp rek ndax ànd bi rafet na ni ñu àndee ak xale yi nga xam si ñoo fi nekk rafet na di wax ni sunu formation bi amal nañ njariñ torop ndax daf ñu fekk ci beneen niveau yëkkati ñu yóbbuñ ci beneen niveau pour que tey ñu mën a nekk de véritables professionnels ndax jusqu'à maintenant on se considérait comme des photographes professionnels mais en réalité on était dans l'informel et je crois que ak tey gratification yi nga xam ni si la chambre des métiers dinañu ko décerner muy les diplômes dana tax ñu jóge ci cadre informel wala dem ci cadre formel tey si tey am nañ mbégte mu rëy ci formation bi nii am nañ ay mébét ngir jóge dans l'informel dem dans le formel ndax il faut que ñu dem def assemblée générale teg bureau boo xam ne si mooy représenter photographie di fas yéene dox ci mébétu photographie ci mébét yooyu nag am nañ ci lu tolloog bëgg fii ci Louga une maison de production ndax li nga xam si moom lañ fi jàng tey ñu mën a am ñu mën cee dox dans mettre ko en œuvre mën cee dox bu baax a baax mu yombalal nu li nga xam ne si danañ ci am application loola je crois que bureau bi bu ñu demee assemblée générale ba fal suñu bureau sa premier objectif mooy fexe ba la maison de production la taxaw te bu boobaa je peux affirmer aujourd'hui ici que ni man de li nekk sama xel moo di su boobaa danañ ci sargal ku mel ne Bachir Mbeng mi nga xam ni si on ne finira jamais de le remercier ndax woyofam ndax baaxam ndax laabiram ndax imaanam durant toute la formation yi qualité donc la ñu wan xamul ki am niveau A ak ki am niveau B xamul ki fi nekk diplômé ak nga xam si amul diplôme dafa ñëw wàccee boppam ci suuf ànd ak ki gën a féete suuf ci xam-xam jàpp ci loxoom di jóg jëm ak moom kaw loolu nag pédagogie lañ koy woowee ndax nit am na xam-xam te du ko mën a joxe waaye moom day yàlla sambram dimbali na ko ba xam-xam bi nga xam ne si bëggoon na ko def ci ñun tey def na ko ci si ñun la preuve mooy ñun ñii ñëpp kenn ku ci nekk def nga ay vidéo ay interview def ay reportage montel ko sa bopp te c'est très important kon tey dañuy wax ni photographe Louga yi ñun dey yokku nañu par le biais de cette formation yokku nañ kenn ku nekk fii xam nga ni yokku nañu te ñu ñaan yàlla nag mu bañ fee yam ndax am njàng du jeex surtout avec un niveau technologie bi nga xam ne si chaque jour am na loo war a mën a jàng donc ñuy waxaat waa chambre des métiers ci ñoom lañu aju ñoo ngi leen di talalaat suñu loxo di wax ni lépp loo xam ne si lu ñuy yokk la photographie Louga yi pare nañu jox na leen seen bopp pour ànd ak ñoom nga xam nañ suñu njëriñ rek lay doon loolu moo doon kàddu yi nga xam si dama ne woon naa ko yëkkati à l'endroit des photographes yi fi teew jëmale ko ci kilifa yi nga xam ne si ñoom la ñu seqal mbir mi wasalaam jërëjëf. mbooloo mi maa ngi leen di nuyu ku ci nekk turam ak santam di nuyu suñu autorités yi ñu fi fekk jiital ci président chambre des métiers mi nga xamante ne tey dafa am empêchement moo tax ñëwul tey di ci remercier aussi tamit suñu doyen Pape Ciss mi nga xamante ne mi ngi fiy toog di remercier képp koo xamante ne ñëw nga teew ci bis bi. di remercier plus particulièrement nag comme ni ko sama collègue waxee léegi mooy suñu formateur bi di Bachir Mbengue nga xamante ne il n'a ménagé aucun effort
pour que formation bi mën a dérouler ci ay conditions yu baax dina amul benn jour boo xamante ne rek ñëwul fii fexe ba tout lim ñuy jàngal ñu mën ko jëfee donc yéene la fi demee ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm bu baax monsieur Bassir Mbengue di gërëm aussi tamit ki nga xamante ne mooy Adama Sarr mi nga xam ne mooy coordonnateur bi depuis boobu affaire bi taxawee ba léegi mu ngi ciy taxaw suba ngoon repas yeeg lépp mi ngi fexe le tout pour affaire yi mën a jaar yoon donc li may wax nag maa ngi wax ci kàddu photographie di wax ne ñun daal kontaan nañu ci formation bi te ñu ngi ñaan yàlla aussi tamit yeneen formation yoo xamante ne dina ñëw ay renforcement de capacité donc di remercier aussi tamit ki nga xamante ne moo nekk sama wet muy Fall nga xamante ne moom it jàppale nañu ci côté organisation technique ba nga xamante ne tey lépp lu ñu soxla rek ci moom la ñuy ñëw ba ci ñu assemblée générale préparatoire bi nga xamante ne moom la ñu doon def bërki démb moom moo fi nekkoon di ñu assister donc di remercier aussi tamit ki nga xamante ne aussi tamit suñu biir la bokk su ma waxee suñu biir la bokk mooy photographe la mais en même temps laborantin la muy Assane Sène bi nga xamante ne mi ngi suñu biir moo géré labo bi moom it il n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cette journée donc def na ci xaalisam parce que dafa ne ma woon sax bàyyil ma gérer lépp bàyyil ma gérer déjeuner bi yëpp man ma jël petit déjeuner bi ma gérer ko ma ne ko nag ñun aussi tamit am nañ njukkal bu ñu war a def waaye moom tamit lépp loo xamante ni mën na ko ci jàpp na ko ci ba bis bi rafet wax dëgg yàlla lépp loo xamante ni wàllu kii la wàllu restauration la wala peut-être xëy na boisson yooyu xëy na jàpp nañ si ñun aussi tamit photographie comme it kenn seetaanul ñëpp jàpp nañ ci incha allah donc li may wax rek moom mooy ñu sant bu baax formateur bi sant chambre de métier sant ñi nga xamante ne aussi tamit ñoom ñoo nekkoon fii ñëwoon pour ñu former leen donc di wax ne journée bi loolu lañ amoon pour ubbee ko di bàyyi kàddu bi ak suñu doyen yi ñu continuer incha allah jërëjëf. donc asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant wax bi nag du mën a bari ndax kontaan bëgg ak xol bu fees ndaxte c'est ma première fois ma ñëw Louga dem naa fu nekk ci sous-région bi et tout mais Louga moom maa ngi fi soog a teg tànk te rëccuwuma ko donc di nuyu Adama Sarr mi nga xam ni depuis le départ mooy coordonné ak waa groupe Sub Info nga xam ni man seen tour laa fi ñëwee di nuyu le représentant du président de la chambre des métiers ak ñi mu àndal ñëpp ñoom staff technique beeg ñëpp ñoom taal secrétaire ak doyen yi fi toog yëpp ak ñi nga xamante ni nekk nañ ak man pendant 10 jours du matin au soir ñoo daan yendu wax dëgg fa yàlla formation bi man maa leen gën a kontaan ndaxte jàmm dafa neex nekk nañ fi ci 10 jours yoo xam ne ci jàmm rek la ñuy xëy ci jàmm la ñuy wàcc nekk nañ fi di kaf di foo di ree waaye loolu yëpp rek maa ngi ut prox ndoll boo xam ne rek xam-xam bi dinaa xool fa laa koy jaarale pour dugal ko seen bopp ndax jàngale dafa nekk c'est une très lourde responsabilité sa xam-xam comme ni ko waa ji waxee di nga ko am de waaye ni nga koy partagé ba gars yi amee ni nga ko déggee yombut kenn mënul nag yàlla rek a mën loolu mbiru suñu borom la ñu ko koy santé bu baax a baax a baax donc comme ni ma leen ko waxee rek defe naa ne depuis bi ma fi ñëwee ba tey jii ñuy clôturer sama débat mosul changé donc bés bu yàlla sàkk rek maa ngi doon waxtaan ak yéen di leen conseiller di leen gindi mucc ma cee jóg yéen mu ngeen ko seede saa yi ma fi ñëwee ba yendu fi balaa may clôturer ngoon si rek dinaa am ay minutes yoo xam ne dinaa ko waxtaane ak yéen loolu nag jarul ma koy bamtuwaat waaye maa ngi ñaan yàlla fii ma leen bàyyi ren nii déwén yéen ñëpp na ngeen yokk ba yëg ko la ma leen waxoon ci maison de production beeg structure ak yooyu yëpp xam naa ne di ngeen ko taxawee te yàlla na yàlla yombal lépp donc man damay gàttal wax ji rek di remercier nag ñëpp sama gars yi ñi fi toog ñëpp su ma nee sama gars yi mooy samay frère ngeen xooluma leen bëtu étudiant wala maa leen di formé wala déedéet xooluma loolu samay frère ngeen ñun ñëpp benn lañu fa yàlla donc àdduna amul solo ki lay jàngal mënoo koo fay waaye ki bàyyi ay yitteem tamit toog di la déglu mënoo koo fay te xam naa ni yéen ñu ci bari da ngeen bàyyi seen yitte pour ñëw assister ci formation bi donc formation bi comme ni ma leen ko waxee benn pas la boo xamante ne mu ngi leen di jëmale ci domaine professionnel ndegem ni sax nekkoon ngeen ci milieu bi waaye man dama ñëw rek pour yokk leen xam-xam loolu laa def parce que bi ma ñëwee gis naa ne am nga lu ngeen jot a xam donc dama ñëw yokk leen rek dama ñëw yokk leen donc vraiment maa ngi leen di féliciter yéen ñëpp di leen encourager di leen wax ni nag formation yu mel nii dafa baax ci dëkk day jàppale jeunesse bi ci lu bari et je pense que jeunesse bi ñooy avenir u suba loolu dafa am solo
donc di remercier ñoom ñëpp boo limee rek da ngay daal di juum mais man daal kontaan naa fii rëccuma la ma ñëwee Louga jàmm jëma fi fekk rek macha allah dama doon wax ni sax yéex naa fee ñëw ndaxte Louga dafa nekk dëkk bu dal macha allah dëkk bu dal loolu laa njëkk moo ma njëkk a frappé guddi gi léeg-léeg ma wàcc di doxantu wala dem ci boutique mais da ngay gis y a pas de bruit c'est calme bokkul ak Dakar nga xam ni moom maara dem si dafa xumb fii dafa dal macha allah te xam naa ni maa ngi dem de waaye maa ngi ñëwaat it ndax nag vraiment jàmm ji ngeen ma ji ak lii dafa neex daal man xëy bi ma daan xëy fii di yendoog yéen ba ngoon rek man dama cee kontaan ndax loolu rek laa bëgg mën naa nekk ak nit ñi ñuy waxtaan di kaf di fo di ree di lekk ka naan waaye noonu jàng bi koo jàngal day dégg waay koo jàngal ci noonu day dégg te day am lu mu ci jëlee jàngale nag comme ni ma leen ko waxee yombul ku ci nekk rek na nga for li nga xamante ni jàpp na ne lii dina la jëmale kanam nga jël jëriñoo loolu rek la amul leneen ngeen xamee ko noonu gisee ko noonu donc wax dëgg yàlla jërëjëf awma seen fay yal na yàlla dolli sutura defal ñu jàmm te je pense que formation yu mel ni comme ni ma leen ko waxee même bu dul manit yeneen i formation war nañ fi mën a ñëw ngeen bénéficier wu ci donc maa ngi remercier ñëpp di jaajëfal ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah. asalaamaaleykum wa rahmatullah. donc maa ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk sa tur ak sa sant donc kaddu yu ma ci sànni nag du bëri kaddu yu gàtt lay doon parce que am naa lu ma ciy wax parce que doon naa fi ñëw très souvent le matin di xool déroulement bi formation bi également di jël quelques photos ak quelques vidéos yoo xamante ni si dinañu permettre ñu illustrer suñu rapport mais vraiment dama kontaan d'abord ci le formateur muy Bachir Mbengue parce que moom fu mu dem war na fa mën a nekk parce que c'est un homme simple ku simple la également koo xamante ni si jàppewul dara muy dara xam naa ne looloo tax mu mën a dérouler formation bi nga xamante ni si moom la amoon fii formation bi aussi am na solo parce que jot naa ci module yi nga xamante ni si moom la leen jox bien que moom joxuma benn mais man jël naa benn liir naa ko bu baax xam naa ni métier bi ngeen yor métier bu riche la boo xamante ni si peut-être boo ko dee xool mën nga jàpp boo gisee appareil mën nga jàpp ni lu yomb la mën nañ la ci former quelque kii nga mën ci dem mais soo amul base yi comme ni ngeen ko amee dugg ci biir lu bëri dañ la rëcc ce qui fait que amateur ngay doon mën nga nekk sur le terrain jàpp ni yow xam nga mën nga mais lu bëri din la réer loolu nag renforcement de capacité yu mel nii ak module yu mel ne que yu mu joxe moom moo lay permettre donc du ma dugg ci détails yi xam naa ne jaar na ci ak yéen beneen bi aussi def na formation am vraiment dugg na ci loo xamante ni si sax xëy na su ko neexoon du ci jàll parce que dégg naa fi muy wax ci wàllu entrepreneuriat ci wàllu contrat ci wàllu présentation donc ci wàllu formalisation te ni ma déggee technique de prise de vue et montage de vidéo xëy na su ko neexoon yooyu yëpp du ci dugg te loolu lu am solo la parce que tey ñun ministère bi nga xamante ni si moom lañ yor muy ministère de l'artisanat boobu dafa inclure wàllu dafa nekk transformation du secteur informel donc bëgg nañ jëlee ñëpp ci wàllu informel yóbbu leen ci wàllu formalisation donc loolu gis naa insister na ci bu baax conseil yi nga xamante ni si également joxe na ko conseil yu am solo la Bassirou Kane ñëw na ci muy maison de production xëy na dama naan maa ngi ciy waxtaan ak moom ci suba dafa am loo xamante si xëy na mi ngi nekkoon ci yéen mais yeewuwul woon moom nag dafa ñëw yee ko ce qui fait que ngay taxaw fii xëy na da nga gisoon bu limité nga yemoon ci sa métier lii la ak lii ak lii tey réveillé na ci yéen loo xamante ni si gis ngeen ni yéen war ngeen mën a yegg fële fa ngeen fa yeggee nag dafa am fu ngeen war a jaar wax na ko sànq lii mooy premier pas dañu nag un voyage de 1000 lieues ça commence toujours par un premier pas donc premier pas boobu su fekkente ni da nga ko xeeb bi ngay def centimètre boobu bu dee da nga ko xeeb doo mës a dem 1 mètre doo mës a dem 2 mètres doo mës a def 3 mètres dina jafe nag waaye dañuy jàpp bu baax démb aussi di la xamal président Cissé démb ñëwoon nañ fii ñu ngi doon wax wàllu assemblée générale préparation wu assemblée générale accompagner nañ leen ci ba jël nañ quelques personnes yoo xamante ni si ils sont chargés vraiment de préparer pour aller vers une assemblée générale constitutive donc loolu lu am solo la donc maa ngi wax daal
ñu jàpp bu dëgër jàppandoo ak chambre de métier rapproché wu davantage ak la chambre de métier parce que ñun personnel chambre de métier dañ fi nekk pour les artisans wax naa leen fi démb ni artisans yi tey boo jëlee code waxuma sax biir Sénégal mais boo nee code communautaire de l'artisanat espace UEMOA bi 8 pays la carte professionnelle bi nga xamante si moom ngay amee fii chambre de métier moom moo valable Mali boo ko yóbboo doo am carte chambre de métier Mali moom moo valable Mali moo valable Côte d'Ivoire moo valable Burkina Faso même Guinée parce que ñooñu dañu bokk ci espace UEMOA bi te code boobu 8 branches la am benn ci branche yi dafa ne audiovisuel et la communication audiovisuel ak communication nag dafa yaatu métier bu nekk mi ngi ci biir xam ngeen métier yi ci biir donc loolu moom moo leen boole yéen ñëpp donc nañu xam li nga xamante ni si moo ñu boole ñun ñëpp parce que yéen a ngi fii am na ñeneen ñu nekk ci biti mais yéen pour le moment man dama ne yéen ay le noyau dur ci secteur bi ngeen di yëngatu loo xamante si yéen a ko war a jàllale informer seen yeneen naataango yi ba ñoom it ñu rapproché wu chambre de métier adhéré également ci organisation bi nga xamante si moom ngeen di taxawal bu ko defee nag yeneen yi duma ci dugg harmoniser activités yi prix yi xool yan contenu également la ñu war a publier gis naa aussi image yi monsieur Cissé image yi gis nga ko sànq image yu am solo la man formation bi chaque jour ma ne Mbengue damay ñëw chaque jour ma wax ko parce que dama ko bëgg a def mais vraiment temps bi moom moo ko mayul woon parce que aussi su ma ñëwee di ko def am na yeneen artisans yoo xam ñi ngi may xaar loolu moom moo taxoon mënuma ko kii mais Mbengue aussi maa ngi lay wax di la jaajëfal bu baax aussi di la wax ni formation bi nga ma dikk maa ngi koy xaar bu baax aussi donc di leen jaajëfal merci beaucoup jërë ngeen jëf. wa rahmatullahi wa barakaatu. asalaamaaleykum mbooloo mi fi teew yëpp asalaamaaleykum région de Louga yëpp kenn ku nekk maa ngi lay nuyu ci tur ak sa sant di sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. kaddu yi may yëkkati nag du gudd mais kaddu mbégte la kaddu remerciement la kaddu reconnaissance. maa ngi ciy njëkkee nag di gërëm waa chambre de métier ñi nga xamante ni lu jin njaaga ñoom ñooy njaag avec ñi mu fi àndal ñëpp jaar ko ci monsieur Fall mi mu fekk mu toog le modérateur bi toog ak kilifa yi toog suñu wet yëpp di gërëm particulièrement monsieur Mbengue peut-être boobu ba léegi aussi man ak moom nuyu wante wuñ te waru moon di ko jéggalu ci ñàkk a ñëw présenté wu di jéggalu itam mbooloo bi fi daje yëpp bañ fi nekkee ba léegi teewuma fi di remercier aussi magi photographe yi nekk Louga commencé ko ci ki njëkk a photo ci Louga ak ba ci ki mujjee dugg ci photo du ma wax sax photo métier mi laay wax à travers l'image ñun dañoo nekk ay doomu photo doomu image dañ ci juddu di remercier particulièrement aussi sama waajuru góor mi ma tette ci métier mi di remercier aussi population de la région de Louga yëpp population bi yëpp laay wax nag di remercier aussi ñi nga xamante ni ñoo ma jàppale ba ma duggee Louga ba léegi dañoo jàppate bàyyiwuñu te tàyyiwuñu te peut-être won naa leen lu tax ñu bàyyi ma wala lu tax ñu tàyyi mais dañ ma comprendre di ànd ak man ti ma gunge dama ci kontaan lool tey ba mu duggee ci métier bi ba léegi j'ai fait 5 régions du Sénégal mais vraiment dal gi Mbengue di wax jàmm ji mu gis Louga stabilité bi mu gis ci Louga ak teraanga ji mu gis ci Louga yaakaar naa man mi dund ak yow environ de 7 ans man dund ak ñoom lu ko raw lépp loo xamante ne maa ngi koy participer ci biir métier mi daf ma war parce que dama koy séddowaat ak yéen parce que yéen a ma ko jox parce que je crois que yéen ñi toog fii yëpp su ngeen teewoon seen loxo su ma xëyee du ma naan café kon nag maa ngi leen di remercier di gën a renouveler sama reconnaissance ak yéen ak sama amitié ak yéen képp koo xam ne aussi mos naa laa def lu la naqari wala ma wax la ko wala ma xoolee la ko maa ngi la koy jéggalu ngeen jéggal ma ko maa ngi leen di jéggal yéen ñëpp di rafetlu formation bi ki nga xamante ni moo initié formation bi ak ñi nga xamante ni aussi ñoo ko indi ba ci biir Louga jàppale wuñ kenn man lañ jàppale d'abord parce que peut-être dina leen rendre professionnel dina leen yóbbu benn dayoo bu kawe boo xamante ne nii kenn ku nekk dina gën a xam lan mooy image parce que l'image c'est sacré nous sommes
ñi nga xamante ni nii ñun ku siiw ci àdduna ñoo la siiwal ku ñu dégg ci àdduna ñoo la digal ku am dayu ci àdduna ñoo la day bu ma yewoo ma ne ku ñu fal ci àdduna sax ñun ñoo la fal parce que ñooy wane sa photo ñooy wane say vidéo ñooy wane say wax ñooy tax ñuy dégg say wax kon bu ñu xeeb li ñu yor sam papa daf ma daan wax naan nit lu mu mën a yor na ko fonk mais rawatina photographe bi photographe mooy dugg fu kenn duggul photographe mooy taxaw fu kenn taxawul moo ñemee def lu kenn deful ci biir cérémonie président de la république bu taxawoon fii tey costume am normalut staff bi yëpp taxaw protocole bi taxaw photographe rek moo sañ ñëw ne ko defarul kon nañu xam li ñu yor gën koo jàpp maa ngi kontaan bëggu sama xol dafa sedd vraiment ci ni ma teewaay bi ma gis fii ñu gën a jàppalante gën a déggoo gën a anti métier mi gën di waxtaan gën koo jëmale kanam man Sendé awma lu dul métier mi ci laa juddoo ci laa yaroo ci laa defee lu ma amit ci laa ko amee kon ñi nga xamante ne nii ñu ngi ciy door a dugg nañu roy ci ñi nga xamante nii aussi ñoo leen ci njëkk a dugg ñi nga xamante ni ñoo ci njëkk a dugg itam nañu tette ñi nga xam ne ñu ngi ciy door a dugg bàyyi boddu ko wante bi bàyyi xiiroo bi bàyyi ŋaayoo bi ànd jàppandoo jëmale Louga ca kanam vive la population de Louga vive monsieur Mbeng vive chambre de métier vive képp koo xam ne rek participé nga ci formation bi asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakatu baax di wane sama mbégte ci yéen man maa ngi tudd Adama Sarr di président CCA bu ñu nee CCA ne mooy cadre de concertation des artisans Louga yàlla dogal ma ànd ci ak équipe yu may liggéeyal di ci ànd ak Mohamed Thiam muy sama secrétaire général des CCA di wax ni CCA li ko tax a jóg mooy renforcement des capacités mais mu teg ko ci yan anam mooy wékku ci gannaaw chambre des métiers pour liggéey ak moom parce que waruñu jóg ne dañuy suqali secteur l'artisanal ba pare bëgg a woon chambre des métiers gannaaw loolu képp ku koy def am nga leneen loo nas mais du développement secteur l'artisanal comme dañu bëgg a jóg pour développer secteur l'artisanal parce que gis nañ ni am na métier yoo xam si tuuti ci kanam dafay dem kon ñun suñu wareef mooy xool naka la ñuy def ba métier yooyu di dem ñu mën ko dabu nan lañ koy daboo mooy àdduna dafa am nu muy doxee technologie fii ak mi ngi avancé rek semence yi gën a bari métier yu bari day dem parce que yaakaar naa yéen photographe am nga lu ngeen ci xam am na ñoo xam dañu soxla tey photo carte d'identité dañuy dem jël seen appareil rek dem photo wu dem ci labo bi génne ko dem kon léegi ana photographe bi fan lay amee dara kon il fallait que muy def renforcement de capacité pour gën a innover yéeg di créer leneen loo xam ne dafay romb lim passé woon ka ca toll moom yor appareil di kacci ci foofu lay toll moom fekk na moom jóge na ci niveau boobu mi ngi ci beneen niveau mais bu fekkee dafa yem ca lam nekkoon loolu yaakaar naa toujours dafay gën a dellu gannaaw li nga xam si aussi mooy li nga xam si moo gën a nekk farata mooy bépp artisan na xam ne moom artisan na xam ni ku ko gën a noble amul dafa yor métier bu riche dafa nekk foo xam ne moom waxuma la dara mais li wéeru ci gannaawam xamuloo ni mu toll ñiy dund ci sa gannaaw rek xamuloo ni mu toll kooku artisanat rek moom moo ko attel moom rek moo ko man kon dafay jaadu ñuy jéem a xool naka la ñuy defee ba jóge ci étape yi ñu nekk di dem ci yeneen étape mais bu fekkee que ni ba ngay door ca la nga jàngoon foofa rek ngay yem kooku yaakaar naa toujours que boo xoolee da ngay dem ba jëmmi jamono artisan boo fi mën a tagg tey it bu ëllëgee da ngay gis ne rek liggéeyam sooxe na wala leen lan moo tax mu sooxe mooy que dafa nangu la gëstu ji pour yokk xam-xamam ci àdduna dafa toll foo xam si xam-xam dafa toll foo xam da nga ko war a sàkku ji saa su ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ko mu ne xam-xam jar na sàkku ji ba Chine kon rawatina fii ñu nekk ñun ñuy ànd ak yéen di liggéeyandoo ak yéen chambre de métier nekk fi kenn wartu umpule lan mooy chambre de métier boo xamul dama seeti ko xam mu orienté la bu fekkee que ni xam nga fii sa kër la saa yoo xëyee dee fi ñëw te it xam ni ñun lii ñuy def yéen ci yéen kenn ku ci ne war na ko man bu ko mënul it war na jéem bu fekkee mënu ko it mu seet ña cay jéem mu ànd ak ñoom ci liggéey boobu parce que am na ñoo xam dañuy génn naan la non chambre de métier doxul sam mais nu muy bu ñëpp defee niñ def est-ce que dana dox bu fekkee da ngaa dem croiser les bras est-ce que dana dox bu fekkee aussi da ngaa dem di créer dara di ci wut pour wane sa bopp wala nga ci wut ak daraja wane ni man maa def nangam nangam est-ce que loolu dana dox non du dox chambre de métier dafa am ci lu mu bootu dafa am ministère bootu ci direction l'artisanal direction artisanale yorul benn chambre de métier
ñu ngi ci 14 régions kenn ku ci ne mu yor fa kon moom buy uti dafay ut pour jox 14 régions yëpp ñun bu ñu toogee di xaar direction boobu wala ñu toog di xaar ministre boobu est-ce que li ñu war a am ci ay formation danañ ko am duñ ko am dañuy sooxe ñu toog naan chambre de métier doxul ñun artisans yi nañu jéem a organiser wu formaliser wu tënku bokk ci ay kuréel parce que kuréel kat moo ñuy may lii ñu mën a am parce que lii ñu demandé tey ci cadre CCA bi muy ay formation du benn formation ça fait 22 formations yoo xam ne ñu ngi ko déroulé fii à Louga yëpp yaakaar naa incha allahu rabbi dana jàll te dañoo ñaan yàlla corps des métiers yëpp mu touché leen am na sama benn mbokk nag bu may xarab naan am na touché wuñ leen mais ñëpp la ñuy laal incha allah monsieur Thiam cadre de concertation dana àgg fépp képp koo xam si da nga yor métier voilà képp koo xam ni dañu bëgg waaw yàkkamti très bien dañu bëgg képp koo xam si yaa ngi doon yëngu ca gis nañ ni li ngay yëngu donte sooxe na ñun dana xar suñu tànk tubéy pour jëlee la ci fi nga nekk yóbbu la ci beneen niveau ba nga yëg ni yow nekk ñun liñ ci benn satisfaction rek lañ ci am mooy gis nañ xara ci am tolloon na ci niveau bii tey bu ëllëgee ñu gis ko mu nekk ci beneen niveau ñu ne artisan la parce que man dama ñaan yàlla li may gis mooy bépp artisan boo gisee alors que sa xol dafay sedd mais waruloo am sarax di ko yéene artisan actuellement dañu toll foo xam tey dama ne boo doon sarxe demal wëri artisan nga jox ko lu tax mooy dañu nangul jóge fi ñu nekk dañu yaakaar lañ jàngi woon daaw jéeg ci niveau boobu rek lañu nekk wala lañu war a nekk dañoo war a jóg ci loolu dem ci beneen niveau en tout cas li ma bëgg wax lépp mënu ma ko wax mais sant ak ngërëm rek laa ciy def di remercier toujours chambre des métiers parce que liggéey bi ñuy liggéey ñoom ñooñu ciy jàppandil ñu boole nañu ak technicien saa su ne liggéey bu ñuy liggéey dañ ci waxtaan ak ñoom ñu jàppale ñu ba liggéey bi mën a réussir bu réussir gannaaw yàlla ñoom la parce que tey boo demee ci yeneen régions yi artisans yi fay góorgóorlu pour développer le secteur l'artisanal seen président chambre de métier ennemi la leen di def parce que lu muy njëkk a def mooy daan kii sama 16 bi lay xool kii dafay préparer pour ëllëgee naka lay def pour daaneel ma wala nangam ak nangam mais ñun sant nañ yàlla loolu nekkul ci ñun mooy li ñuy liggéey mooy naka la ñuy def ba secteur artisanal dem naka la ñuy def ba artisan bu ci ne du ñee kii tukki du ñee keneen parce que ki dem jël xaalisam ne day immigré ji loolu la def ci boppam mais man damaa yaakaar dama war a toog fii kii immigré ji bu ñëwee ma wecc ko damay gëm sama bopp gëm sama entreprise parce que li ngeen yor ay entreprise leen entreprise yu wér la il faut nga gëm ko nan nga koy gëmee mooy am na benn kii bu ma ko ci wax ma ni kenn ku ci ne na nga fexe di dolli sa entreprise moomuloo entreprise bi entreprise dafa am ñeneen ñu war a ñu ciy jokku dafa am ñeneen ñu ci war a dund yow yaay dundal entreprise bi nag boo dundalee entreprise bi mu dundal la dundal keneen mais boo bëggee dund sa bopp entreprise bi dundul bu yàggee entreprise day fay doo dund keneen du dund kon nañ gëm li ñu yor xam ne secteur de l'artisanal lu ko ëpp valeur amul benn réew bu développé sans secteur artisanal damal tey Burkina bi ñuy wax damal Mali gi ñuy wax tey Amérique la même chose Amérique lan la ñu rawee rawewuñu dara ci artisanal rek la ñu rawee kon il faut ñu gëm loolu xam ne ñun ay artisan lañu lu ñu yor lu noble la nañ leen ko dundal xam ni kët vraiment ñun ñëpp dañoo war a doon benn mais dëgg-dëgg da mbégte laay waxe mais sant naa ñëpp Basir yow moom vraiment dama lay sant bu baax parce que depuis boobu ba léegi ñu ngi ànd di liggéey. nu fas yéene bon jël kàddu ci turu président mi nga xam ne dafa empêché comme ni ko Siré waxee sànq am dëj ba pare jóge fa am feneen fu muy jàll di leen nuyu ci turam d'ailleurs nuyoo bi dama ciy jiite formateur bi nga xam ni vraiment sant lañ koy def pourquoi sant lañ koy def mooy sant bi ma koy sant ci yéen laa koy jële pour sant ko parce que yéen ñi mu doon jàngal su fekkee sant leen ko woon du ma ko mën a sant benn sant ci li ma jëlee ci yéen ak beneen sant boo xam ne ñun ñi nekk fii chambre de métier di gis ak di surveiller di xool ni muy liggéeyee par les biais de Moussa Fall parce que Moussa Fall dañ koy yebal muy xool te day ñëw rendre compte donc li ngeen ko sant aussi ñu nit ci li ñuy xool ak gis ko gis nañ ko ci moom donc ñu ngi koy sant boo xam ne amul fu mu am na fu mu commencé mais amul fu mu yem et di ko yëgal ni bala maa sori que ni comme président à l'accoutumée ni mu koy defee rek moom je crois que avec cadre bi danañ bind benn lettre boo xam ne au nom du cadre lettre de satisfecit
ci ñu ko yabal cabinet bi ko yabal wan ko ni ko ki ngeen yabaloon kat li ngeen ko fi yabaloon matal na ko ci kattanu yàlla. beneen bi may ñëw ci cadre de concertation bi nga xam ni moo fi indi formation bi kooku toujours bépp séminaire boo xam ne dem naa fa ànd ak président wala président nekku fa comme nii ma ñëw teewal ko dama koy magnifier danaa ko wax ba ñëpp xam ko muy cadre bi comme ni ko Adama Sarr waxee léegi dama leen di seedeel que ni ñu ngi liggéey moom ak ñi mu àndal en franche collaboration ak chambre de métier wax na ko sànq parce que su leen neexoon aussi d'accord ñëw ñu booleeg technicien mu jàpp leen encadré leen ba pare xëy na buñ jógee it ba am ay formation am na neen nuy doxee wala neen nu nuy waxee mais gisuñu loolu donc loolu aussi dama koy seede ci seen kanam di leen ci di ko ci sant cadre bu baax a baax. beneen bi nag mooy yéen artisans yi nga xam ne yéen suñuy nattaangoo yéen lan am ñu nag yéen a bokk parce que fii ñu teew nii yéen da ngeen fee mën a teew parce que man mii ab tailleur laa bon ab photographe mën na fenn ne xaaliwaar ab menuisier métallique la muy président bi donc keneen ak keneen mën na fi ne boo gisee may leeral lii pour wan leen ni yéen a ko moom seen yëf la comme li wax ñëpp rek loolu laa leen di wax donc par rapport nag ci thème bi direct muy lii ngeen fi doon def li ci fan yi yëpp muy du 14 au 25 doon ngeen def technique de prise de vue ak montage vidéo yéen a ko wax parce que même avant tey ñun dañuy déglu des fois ñu dégg ne parce que man déggoon naa fi départ ba ay mag ñu ñëw ci yéen gis naa benn xale romb fii te photographe la bàyyi leen ko xale yi waay dégg naa ko mais ma dem ba ca biir mag moomu naan man de def naa 20 ans nanga après ma dégg mu naan ndekete man nekkuma woon ci dara donc mooy bien que mi ngi woon ci dara mais gis na ni am na ay technique de prise de vue technique de montage vidéo yoo xam ne xëy na manqué woon na ko moo tax mu ni nekkuma woon ci dara donc formation day loo xam ni mook dundayem ni ngay xëy di wut añ di wut ndékki wut añ wut reer formation noonu la mel mënoo ko war a ko bàyyi benn saa sinon rek actualité bi romb la jamono ji romb la ci liggéey boo mën a nekk nag rawatina nag yéen parce que dañ ni yéen da ngeen a nekk ku ko wax sànq am na ni photographe rek moo sañ kun fi fal moom la kun fi yëkkati ko moom la moo sañ par exemple un président de la République ñëw taxaw mu ne ko ay defarul et que yéen seen ñëpp moderne mais yéen seen rapidité modernité moo gaaw communication dafa gaaw xool leen fi ñu toll tey wax nañ ko fi léegi ana jamono yi ñu fi nekkoon njëkkoon a nekk photographe damay de passage seen laborantin bi dama koy féliciter parce que wax na fi wax bu rafet entre yéen ak moom vraiment man damay waxam bi dafa marqué et que li muy wax que ni moom daf ci judd premier président chambre de métier ma nga na def taalaloo photographe la woon ma nga na le c'est le premier président de la chambre de métier Louga depuis 81 ma nga ne photographe la woon donc suñ xoolee suñ mag ñooñu ban daan photo ak photo boobu par exemple ñu ko daan def ni mu raare bariwul woon mais ñu dem ba ay jamono mu mel ne c'est un métier émergent dafa jëkk rek génn rek di daw xel yu metti tey asaka gi nekkul fii ci photographie beneen dëkk boo dem noonu la te bu njëkk danoo raaroon boo demoon ci dëkk ñaar ba ñett nga fay fekk te booba ay noir blanc la ay nangam ak nangam yéen ñi xamuñu ko donc ngeen xam ne tey affaire baa ngi dox te nii muy dox ci yéen it da ngeen seen yéen it ëllëg xale yi ñëw seen gannaaw dan naan comme noir blanc yi ngeen doon nañ ñee doon def lan leen di considérer dafa gaaw technologie bi moo gaaw comme moo gaaw donc yéen da ngeen a nekk ci métier boo xam ni toujours da ngeen a war a nekk en face garde pour technologie bi bañ leen a raw et que nag li may waxaat ci yéen mooy kii wax na ko ñun ñi ko waxtaan gis nañ aussi engagement bi ngeen ci am te loolu rek lañ ci am comme c'est cadre de concertation bi nit bu fekkee dafa wuti ay formation ñëw ni naa ko jox ay nit su ko joxee ñooñu ñi mu ko jox ñu gis ñu jàpp ko sérieux ci am ci engagement dana satisfaire ki la ko jox it fa mu ko jëlee
ñooñu aussi danañ xam ne jar na koo jox day tax ëllëg aussi boobu ko laajatee parce que seen lii c'est un rapport boo xam ne day dem ba ca ñoom kii ngi fii day dem ba pare 3FPT day dem donc au finish vraiment man maa ngi leen di sant impact bi ma ciy séenu nag te moom ngeen ci war a séenu mais dama leen ciy conseillé mooy yéen a ko wax jàng ngeen technique yu ngeen jàngul woon gis ngeen li ngeen gis woon donc normalement war naa impacté ci seen métier seen liggéey léegi mooy lan techniquement léegi war ngeen cee jëlee avancé ci te defe naa ne métier boo ci avancé techniquement aussi lan moo leen tax a jóg revenu comme wax naa ko sànq ci ñaan gi bon normalement am koom war naa mën a gën a amaat ci seen liggéey technique bu yokkoo koom mi war naa yokk mooy dégg naa ko fi sànq donc su ngeen organisé woo aussi da ngeen di xool aussi que ni jógee ngeen ci point A dem point C donc da ngeen naan bon fan nekkoon ak fii du benn bon fan nekkoon nan seet nan fa nekkoon nekkaat bu bees mooy da ngeen war a xoolaat àndandoo nekk benn di xool seen ay je ne sais pas yéen xam nu ngeen di liggéey ak lu ngeen def fayoo yëpp ngeen cadré ba nga xam ne da ngeen ci am revenu bi dana yokk donc vraiment man maa ngi leen di sant ci turu président que ni gis nañ seen engagement beneen aussi may wax comme li ma dégg fii ci assemblée générale bi ngeen wax ne def ngeen ko fi bon normalement da ngeen war a def monter benn comité de pilotage le comité de pilotage a pour mission dem ba installer l'AG constitutif li ma ciy wax rek mooy fii daal kër gi moom kooku jarul ñu ko wax kenn beraloonu benn artisan amul benn artisan boo xam ne dañ lay favoriser bàyyi bii wala corps de métier bi dañuy favoriser bàyyi bii salle baa ngi nii xam nga loon fii lan moo fi nekk nii dafa am benn programme coiffeurs yi am nañ fi benn bis tailleur yi am nañ fi benn bis mécaniciens yi am nañ fi benn bis électriciens yi am nañ fi bis yéen it bu ngeen organisé wu yéenay xool ci seen planning ban bis ngeen xam ne yéen a koy moom yéenay moom salle bi bu baax di fi def seen réunion toujours la TSM est là encadrement bi mu commencé yéen aussi day continuer donc daal maa ngi ñaan. pour remercier ko ci li ñu defal incha allah jërëjëf. merci beaucoup. Merci. 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 Le mérite. kan moo koy jox na ko jox. na jóg tuuti voilà.